asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru takkusaan si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës ci suba ba nëgë ni ñoo ngi door di yër la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu projet de loi bi fas yéene toxal lépp lu jëm ci wàllu élection yi yokk itam mandat conseil municipaux yi ak conseil départementaux yi loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono itam daal dinañ tabb député bu yees bi nga xamante ne moom moo daal di wuutu kile di Cheikh Issa Sall ci parti PUR foofee ci assemblée nationale. dinañ déglu ay kàddoom ci ndorteelu xibaar yi lay doon ci boobu jamono itam waa groupe parlementaire bu kujje gi ñoom itam la ñoo sàkku bokk na ci rek ñu daal di amal élection yi nu mu gën a gaawee rawatina ci at bile wante nag coow li dox seen diggante ñii ñoo ngi wax ne élection yi nañ ko daal di amal ci décembre atum 2021 ñële ne février 2022 loolee dinañ ci ñëw ponk lay doon ci wax sa xalaat ban jàngat ngeen ci def ak ban taxawaay lañ ci fas yéene am li ni mel dinañ ci boole itam lu jëm ci wàllu bu tolluwaayu mbas mi diggante démb ak tey ak loraange yi nga xamante ne jot na koo jur tàggat yaram. ñu jeexale ko xibaar yi wax sa xalaat lu ñu waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllu mbas moome ak it élection yi projet de loi boobee nes ko daal di def ba daal di ko toxal wala boog ban taxawaay ñaari weer moom moo dox seen digg nañ la ñu mën a def ba daal di andi déggoo ci seen biir ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Alassane Wade moo féete ci xarala. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu banka suñu lëkkaloo ni leen ko waxee tey nekk aljuma ñaari fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn xibaar yi doore ko projet de loi bi nga xamante ne moom mooy àddu ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu pour toxal élection locale yi loole kuje nguur gi la muy sàkku bokk na ci gën gaa sori ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février atum 2022 kuje gi nag ñoom la ñoo sàkku bokk na ci ñu daal di ko amal gën gaa sori itam fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2021 gi la ñu nekk ñaari weeru dox seen digg ak nu mu mënti demee ñoo ngi daal di wër di yër la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu projet de loi boobee ci jamono si ñuy àddu ngeen di teewlu foofee ca assemblée nationale boobee la ñuy des député bile di Cheikh Tidiane Ndiaye moom moo daal di jël place su Cheikh Issa Sall foofee ca parti de l'unité du rassemblement du PUR ñoom nag niki tey ji lañ ko daal di tabb kàddu yi la daal di yëkk ginnaaw bi nga xamante ne installé nañ ko ñu teewlu ko ak Abdoulaye Diop. dañ naan présidentielle élection benn président la bu ñu nee député ay élection la yoo xam ne pour fa tabb ay député pour au moins ñu ñëw représenter askan wi. kon nag man dama fas yéene taxaw ngir askan wi taxaw tamit ngir sama programme bi nga xam ne moom la parti bi tëgg muy parti PUR fas yéene ko doxal te lim tënk yëpp ci biiram njëriñu askan wi du leneen lu dul askan parce que ñun dañuy parti boo xam ne parti valeur la parti solidarité la te tamit ñaar yooyu je pense que yëpp day delluwaat ci nit ndax ñun loolu la ñu nam loolu la ñu xam te loolu bu fekkee ne jóge na ci nit catastrophe lay doon xanaa rek du ma guddal ndax tamit du ñàkk dinañu daje ak presse dajeeg ñëpp parce que bari na am lu ñu leeral lu Cheikh Tidiane Sarr mi nga xam ne ci directeur bi la bokk expliqué vraiment doy na sax ndax nag ki nga xam ne ñun moom lañ ko seqaloon tamit mu doon militant ci ñun gis nañ déclaration bi mu def ne dafa démissionné loolu moo tax ñu leeral xamal ne moom dañ ko dindi ci poste bi ndax dañuy yàgg di topp procédure bi waaw ndax ku créer sa parti loi bi daf la génne waaw mun loo aussi ne dama créer parti ba pare toogaat fi nga toog te nit ñi fal la. loolee di kàddu député bu yees bu nekk ca PUR jël place su Cheikh Issa Sall di Cheikh Tidiane Ndiaye ci assemblée nationale boobee la ñuy des ci lu jëm ci wàllu projet de loi boobee ñuy daal di fexe ngir rek daal di toxal li leen di élection yi président groupe parlementaire bu kujje gi di liberté et démocratie di Cheikh Bara Dolly Mbacké moom nag la mu sàkku bokk na ci ñu daal di amal élection yi niki atu ren ji ñu teewlu ko. Cheikh Mbacké Bara Dolly nekk président groupe parlementaire bu kujje gi moom la mu sàkku bokk na ci ñu daal di amal élection yi niki atu ren ji ñu teewlu ko ci jokkoom ak Abdoulaye Diop. li am ba am mooy nanu amal élection mënatuñoo ñàkk ca guddal maanaam lenn li guddal ab jéll la rek ba tax na li fi feeñ ci fan yi rek wane na ne yow monsieur le ministre de l'interne di Benno Bokk Tas Yaakaar ndax toog nga fii lu man ñetti fan ñeent yoo xam ne contrôleur Sénégal yi dafa too ko maanaam dem nga bàgg foo xam ne Sénégal yorutoo ko kon ba fii ni nit Sénégal mi ngi ci loxoy peuple bi kon dama bëgg lu ngeen di def dee leen xool peuple bi parce que nag peuple bi wan na leen ne ñoo leen fi teg waaye mbir mi ñoom ñoo ko yoral seen bopp
comme nag ñoom ñoo ko yoral seen bopp respecté leen li nga xam ne mooy calendrier bu élection yi ñu mën ko amal jaarale ko ci yoon su ko defee bu élection jotee ñu mën koo amal ci ni ñu ko war a amalee ku yàlla jox ndam ñu xam ne kooku la ko yàlla jox mais la woon moom xamal ne woon ni yow nag fi may ñëw rek mooy wax la ne bi ñu la faleeg léegi li ñu gisagul dara duxul ndax waxoon naa la ko bi nga ñëw fii nee naa la nun wóoluwuñ la loo fi indit wóoluwuñ ko ndax fi nga jaar ndax ex procureur CREI ex agent judiciaire de l'État ñaari opposants yi ëppoon doole ci Sénégal nga xëy éliminer leen man jàpp naa ne kooku suñu la defee ministre de l'intérieur ñun duñ ma sa am ci yow confiance ba tax na li ñuy ñaan mooy ñu jël dossier bi delloowaat ko commission bi ñu xoolaat ko ndax gis nañ ne li ci nekk dalul suñu xel ndax élection yi dañ ko war a amal ci année bi 2022 ñu amal élection législative 2024 ñu amal élection présidentielle. di kàddu yu Cheikh Mbacké Bara Dolly di ngeen ci àddu ci njeexitalu xibaar yi lay doon. directeur bu banque agricole dem na defub tukki nemmeeku foofee ca Saloum diirub ñaari fan Malick Ndiaye nag daal dina xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen partenaires yi ngir rek daal di xool ananes lañu daal di fexe taxaw gën a joyanti seen wàllub liggéey awacewa kawoon ngàcc naw de dingiraay njaafat ak wàkk nguna ñoom day ñoo di gox yi nga xamee ne si directeur général bu banque agricole dem na fa ci tournéem bi nga xam ne si moom la doon amal ci Saloum kii di Malick Ndiaye dafa bëggoon daje ak ñooñ nga xam ne si ñoo nekk ay partenaire am xool seen yëngu-yëngu yi nga xam ne si moom la ñuy def ci terrain bi xam lan moo nekk seen jafe-jafe su ko defee kat ñu gën a mën a defaraat ni ñi leen di gunge Malick Ndiaye directeur général bu banque agricole. dañu amoon yitte ñëw xool liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def depuis quelques mois ànd ko ak suñu opérateurs yi muy industriels yi muy opérateur privé stockeurs yi muy opérateur fournisseur de graines pour xool li nga xamante ni defoon nañ ko ci campagne gerte gi ñu xool fu mu toll wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee visité nañu usines yi visité nañu opérateurs yi te li ñu gis dal na suñu xel bi ñu seetee suñu opérateurs yi def affaire jiwu gis nañu vraiment seko yu fees del ci jiw bu baax jigéen ñi de suñu gannaaw def nañu FEPROMAS gis nañu li ñu liggéey ci wàllu avancement ci gestion bi nga xamante ni ñu ngi ko amee comme ni ñu visité aussi waa groupement Wack Ngouna nekk ci filière dugub petit mil di ci am ay contrat yu am solo ak Mamel Jabot te ñun ñu nekkoon ci seen diggante en tant que partenaire financier jàppale leen ci wàllu jiwu ci wàllu matériel ci wàllu transformation tey li ñu gis yaakaar naa ne baax na ci sécurité alimentaire Sénégal mais aussi tax nañu war a gën a fonk filière mil bi nga xamante ne filière bu am solo ñu ngi mujjee woon seet suñu partenaire bi nga xamante ne mooy la ñuy wax Flexo maanaam moom la nguur gi dénk à travers OFOR mu war a saytu forage yi nekk région de Kaolack ak région de Kaffrine ñooñu itam ñu commencé liggéey ak ñoom ci leen jàppale ci wàllu nu ñuy def ba ñu mën a am ay panneaux solaires mën a def alimenter forage yi pour que ñu wàññi facture bi nga xamante dañ koy fay ci courant ñu commencé liggéey bu am solo ñu war a aussi yóbbu ko ba ci maanaam nu ñu leen di dimbalee ñu mën a récupérer seen factures yi à travers suñu porte-monnaie électronique bi ñu tuddee Agricash ak yeneen jéego yoo xam ne bëgg nañ ko def ci wàllu investissement pour ñu jàppale leen aussi ñu mën a doxal seen liggéey réussir ko loolu yëpp daal am nañ ci satisfaction. directeur général bu banque agricole yamul foofu daje na ak personnel ñaari agence yi nga xamee ni si ñoom ñoo nekk ci Kaolack ngir weccante ak ñoom xalaat ci yan pexe la ñuy tëral su ko defee ñu mën a jàmmaarloo ak kujje gi maanaam concurrence bi. Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Ajaratu Awa Thiaw dañuy desandi ak yow bi nga xamante ne taxawal nañ lii lee di banque agricole ba nga ni nag gis nañ ne lu jëm moom nag liggéeyam rek ci biir réew mi la daal di yem directeur général bi nag jàpp na ne faw ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe yokk la nga xamante ne moo jëm ci seen wàllu pour clientèle Malick Ndiaye lay wuyo ñu teewlu ko ak Adja Awa Thiaw. buy màgg day am lu muy jànkonteel tubaab di ko wax défi ñun ñoo dem ba seetal suñu bopp ni ñun kat dañu jàpp rek ni banque béykat rek a tax mu jóg moo tax ci juillet 2019 suñu plan d'affaires bi ñu defaroon ñu ni kat ñun nañ la ñuy def ba changer tur wi tuddee ko la banque agricole mais bu ñu ko tuddee la banque agricole aussi c'est pour wane ni banque la mais banque nag day def lépp li nga xamante ne banques yi dañ koy def naam dañuy continuer di jàppale béykat yi ak secteur agricole élevage bi ak sàmm gi loolu moom suñu métier la suñu expertise la duñ ko bàyyi mais yokk nañ ci ubbeeku boo xam ne tey képp koo xam ni da nga am activité ak activité foo ko mën a am ci koom-koomu réew mi ubbi nañ la suñuy bunt pour mën a waxtaan ak yow xool nag lañ lay
lay jàppale te wax dëgg yàlla diggante daaw ak ren ñu ngi ciy def liggéey bu am solo rawatina li nga xamante ni moom mooy li ñu jàpp ni mooy ëllëgu banque mu ñu koy wax financement vert lépp loo xamante ni day ñoŋal jaww ji di jàppale àll bi pour ñu mën a am loo xam ne dañ ci mën a continuer di saytu suñu askan def nañ ci jéego yu am solo te yaakaar nañ ni li ñuy jéego aussi di ko def jëmale ko ci particulier yi profession libérale ñëpp ñi nga xamante ni dañu nekk ci gox-goxaan yi di liggéey soxla banque bi yaakaar naa ne bu ñu ñëwee dinañ am koo xamante ni dina leen dalal jàppale leen ba ñu mën a yokk seen koom-koom concurrence moom ku ne xam na ni dafa gën a tar ndax banques yi dañu xaw a bari Sénégal ñi ngi ñëw sax ba léegi am na ñuy jóge ci suñu réew yi ñu wër di fi ñëw kon banques yi moom mi ngi yokk ku wax loolu nag wax ni concurrence dafay gën a bari parce que clients yi daanaka yokkuwuñu te du daal da ngay góorgóorlu fexe ba ñi nga xamante ni yaa ngi nekkoon ak ñoom ñu gën a jàpp ba pare nag nga dem seeti ñi nga xamante ni amoo leen woon mais pour nga indi koo xam nag ni amoo ko woon il faut nga jox ko loo xamante ni wala nga woon ko loo xam ni fa mu nekkoon amu ko loolu nag banque bi def na ci ay jéego yu am solo et yaakaar naa ni ñi ngi yëg ni véritablement nit ñi gis nañu seen bopp léegi ci li ñu leen di wax agence yi ñu ubbi ci àll bi gën na yaatu te it service yi aussi gën na yaatu ku ne gis na ko te am nañu yaakaar ni danañ gën a yokk suñu part de marché ci wàllu collecte xaalis ak aussi ci wàllu jàppale opérateurs yi en termes d'emploi. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. fukki simili ak ñett moo tegu ci juróom waxtu ñu àddu ci bésu tey ji àdduna wërngal këpp di màggal ak ay ñaax askan wi ci feebar boobee ñu duppee autisme feebar ba nga xamante ne dafay daal di laal xale yi ci seen wàllub màgg ak it ci seen wàllub kàddu bés boobee nag dafa jóg rek ngir daal di fexe ñooñe ñu daal di leen aar bu baax a baax gis nañ ne itam lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci biir àdduna wërngal këpp la loolee daal di laal li ni mel nag tax na rek faw ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe gunge gune yooyu Aminata Fall ñaan kenn la ci jikko yi yëngu ci fànn boobule ñu teewlu ko ak Mame Diarra Da Silva. nekk xale bu am autisme nag yombul ndax dafa laaj pasteef dal ak ay jumtuwaay waajur bi tam dafa war a nangu ni doomam dafa wutee ak yeneen xale yi loolu moo koy may doole ba mu mën a dékku ni ñu ko xoolee ak li muy dégg ci biti bu dee si wàllu faj bi bërëb yi bariwuñu fii ci Sénégal te ñi leen war a toppatoo tamit ñi xarañ ba war leen a toppatoo tamit néew nañu trop. bu dee si wàllu njàng mi tamit centre yi ñuy wooye spécialisé dañoo cher lool ci waajur yi bi mbas mi ñëwee ba tey tamit seet nañu nekkin bi ci biir kër gi tamit metti na loolu ndaxte xale bu tàmm di xëy di dem am ku koy toppatoo ca école ba su fekkee ne di nga koo tëj loolu mën na indi ay jaaxle ci moom mën na indi tamit vraiment ay jeexital ci wàllu ni muy war a ci avancement am ci évolution am te loolu du def lu dul yokku métti bi du def lu dul yokku coono waajur bi ak moom si boppam kon nag ci turu bépp waajur bu am doom bu autiste maa ngi profité ci journée bii 2 avril nga xam ne moom lañu leen jagleel ci àddina bi yépp ñaaxaat suñu njiit yi ñaaxaat képp ku koy dégg ñu gëstu nekkinu xale yi jot na Sénégal def ay études yu sori ci handicap bi soxla nañu béréb bu fajukaay ak personnel bu doy boo xam ni bu xarañ boo xam ne dinay toppatoo xale yi ndax dañuy màgg te soxla nañu tamit seen indépendance bopp ñi nga xam ne dañoo toll tamit ci waxambaane war nañ leen a dugal ci ay béréb yoo xam ne dañ fa war a mën a jàng métier moo xam ne bu ëllëgee da leen mën a jariñ ba ñu mën a liggéey fenn. noonu la ñuy àddu ci beneen mbir bokk na ci mayam deret ci centre national bu transfusion sanguine parti bii di visa citoyen moom nag moom moo fa daal di yóbbu niki tey ji ay nitam ngir rek ñu daal di fexe gën gànneew junni mbuusu deret ñu daal di ko fa yóbbu ci biir ndakaaru ak yeneen diiwaan yi li ni mel gis na rek am na ñooñ ña nga xamante ne daal dinañ ko yitewoo ci jamono sile Déthié Diouf moom moo nekk président parti visa boobe ñu teewlu ko ak Mame Diarra Da Silva. en temps normal deret dafay manqué coronavirus bi daal di ñëw donc gën a ràngati mbir yi ba kenn ñemeetul jëm hôpital waxtu malaak naa da ngay dem may ji deret donc ak événement yi fi mujj am yoo xam ne deret yu bëri ñàkk nañ ko fi loolu nag moo tax ñu ne comme dañoo bëgg réew mi kon ñun nañu nangoo dem joxe ji sunu deret junni poche yi moom du luy jafe ci ñun ndax ku ñu xam na ne nitu yëngu-yëngu lañu ci wàllu étudiants yi wàllu jeunes yi ak wàllu ñuy dox wàllu jàmm ak wàllu citoyenneté loolu lépp bañ ko boolee tax na ba ñu def opération corona du jaar ci man ak gën nañu ci bërëb yu bëri ci étudiants yi ci ñu bare waxtaan ak ñoom
wax dëgg yàlla jàppale woon leen bu baax a baax depuis mois de juin donc ba tey taxawuñu alors kon tey ji buñ demee ba ne gaañ kat lii am na te bakkan yi ñu war a sauver xamuñu sunu mbokk la xamuñu ku ñu bëggut a ñàkk la donc xamuñu sunu yaay la wala sunu jabar la wala sunu rakk la wala sunu mag la donc ñoom ñëpp d'accord nañ ci bu ñu matalee junni poche fii ci Ndakaaru à partir du 5 la ñuy tàmbalee Thiès bu ñu defee ñeenti fan à Thiès avant koor gi di commencer dinañu mën a matal junni poche yi bu ko defee bu ñu ci paree après koor gi nag ñu dem Ndar bu ñu paree Ndar après jëm Kaolack bu ñu paree Kaolack dem Ziguinchor voilà après bu ñu paree doo xool yeneen état bi incha allah. di lancer appel nag ci képp koo xam ne kilifa nga kilifa politique wala kilifa ci beneen domaine bu mën a doon maanaam nga ñëw taxaw pour joxe sa deret ànd ak say nit bu ko defee ñun ñëpp bu ñu defee loolu yaakaar naa ne deret mën na fee bañ a manqueeti. ci noonu sax la ñu daal di dugg ci tolluwaayu mbas mi diggante démb ak tey ñaari nit ñoo di ñàkk seen bakkan bees téeméer ak juróom-ñaar daal di ko amee bees am na itam ñooñ ña nga xamante ne lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yu daal di wër pëng ba ñibbi seeni kër docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci ay leeral. ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki test yi ñu def téeméer ak juróom-ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñaari cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom ñi tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci gox yi juróom-ñaar ci Wakaam ñeent ci Arafat Kër Massar ak Guédiawaye ñett ci Liberté 6 ak Plateau ñaar ci Cité Fadia Dieuppeul ak Ouest Foire benn ci Almadies Bambilor Castor Cité Baobab Cité Djily Mbaye Fann Résidence HLM Grand Médine Mariste Mbao Médina Niakoulrab Rufisque Sacré-Cœur 3 Yeumbeul Yoff ak zone de captage ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci gox yi fukk ci Saint-Louis ñett ci Diourbel ñaar ci Joal ak Kolda benn ci Kaolack Kédougou Mboro Saly Sédhiou Somone Tambacounda Thiès Vélingara ak Ziguinchor juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci malade yu entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañ génn bu si yàlla àndee fanweer ak ñeenti malade ñoo nekk réanimation ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb alxames benn fan ci weeru avril mi nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñett ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar wér nañ si junni ak juróom fukk ak juróom benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti téeméer ci loxo docteur yi ak ñi nga xam ne ñu ngi entré ci biir hôpital yi. tàggat yaram benn ponk lay doon di génn àdduna Alassane Dia nekk directeur technique bu Teungueth FC jaar-jaaram ak la nga xamante ne jot nañoo xam ci moom seede yi ñu ànd ceeg Odile Minkilan. coach Alassane Dia dem na bàyyi ci ginnaawam ay jaloore ñaari yoon nekk na ko champion du Sénégal ci atum 1996 la jël titre am bu njëkk bi ak Sonacos ci atum 2014 mu jël ko ak AS Pikine ci bile at mu jël ci itamit coupe du Sénégal mu def ci dundam ñaari jaloore yu mag ci atum 2018 Alassane Dia ñu tabb ko mu nekk directeur technique bu Teungueth FC moom mi fi bàyyeekoo doonoon na nit ku baax nit ku wàcce woon boppam ku jege woon nit ñi lool ku dëggu woon itam ci kàddu te du la gaañ benn yoon coach Moustapha Seck di ko seede. Alassane demam bett na ñëpp yàlla moo xam ne mi def mais Alassane nekkoon na koo xam ni
amoon na jàmm ak ñëpp Alassane lépp lu mu musaan a yore lépp lu mu musaan a xam da koy bokk ak nit ñi man avant muy nekk sama collègue d'abord sama grand frère la daawul def dara ci jëlul téléphone am woo ma man aussi musuma dugg ci dara ci jëluma sama téléphone waxtaan ceeg moom laaj ko avem mu teg ma ci yoon bi may jógee Pikine man maa wax waa Pikine ni dem leen ngeen jëli Alassane Dia tey jii képp koo mën di waxal li mu lay wax Alassane Dia nekkoon na ku baax nekkoon na ku laabiir doo ko dégg ci dara du xuloo te lépp lu mu am bokk ak nit vraiment suñu xol dafa fees moo tax léegi rek maa ngi waxtaan ak sama collègue naa leen àdduna du dara dañuy ñaan rek yàlla xare ko àjjana. ci at yu bëree coach Alassane Dia doon na ko consultant ci Sud FM mu doon bokk ay émission ak xaritam bi di Pape Fall. gis nga ci wàllu nga xam ne moom mooy liggéey bi dafa amoon yéene joxe li nga xam ne moom moo nekk ci dënnam daan ko taxawaay bu rafet doonoon le consultant ci Sud FM ñu ngi fàttaliku ne mag yi nga xam ne moom la équipe nationale daan génn Coupe d'Afrique des Nations wala ci wàllu yi nga xam ne moom mooy Coupe du monde di jàngat li nga xam ne moom mooy taxawu équipe nationale kon dañuy wax ni ki dem kuréy la boo xam ne lu jegeñ fanweeri at wala lu ko topp sax taxawee na li nga xam ne moom mooy footballu réewam bokkoon ci li nga xam ne moom mooy direction technique nationale. gannaaw jaar-jaaram ca Sonacos naka noonu AS Pikine ak Teungueth FC Alassane Dia jaaxoon na itamit ca port autonome de Dakar foofee mu nekk fa coach adjoint ca Guédiawaye football club coach titulaire la fa woon naka noonu ca Jaraaf bu Ndakaaru ak Stade de Mbour. On a fait revenir nos fondamentaux. On a insisté pour que les joueurs reviennent sur les fondamentaux.